teg ci baaram. beneen bi ci topp moo ñu leen di ñaanit yërmande ci population bi ndax wax dëgg yàlla li Olof Njaay di wax rek sikki ma lakkandoo ku njëkk a yuuxu dangaa ragal waaye ku ne xam ne ni lii metti bari na buñ ci limee ñi nga xamante ni bii ay artisan lañ ñi nga xam ne ay agriculteur lañ éleveurs yi ñi nga xamante ni bii dañuy jàng ñi nga xam ne dañuy liggéey ak ñi nga xam ne bëgg nañu liggéey waaye amuñu ko ak ñi kaso féete ginnaaw wax dëgg yàlla bu yërmande ji yokkee ci population bi rek defe nañ ni jàmm dina am ndax damay faral di wax ni nit ki buñ la séddaloo looy da ngay bëgg ñi ngay sédd te bañ a bëgg ci li ngay séddale ndax boo bëggee ñi ngay sédd mooy waral yërmande day jiitu ci ñoom te loo yor bu dee pour ñoom la ñoom danañ ci jot ni ñu ci war a jotee di leen wax it élection yi nga xamante ni bii ñu ngi leen di ñaan nañ ko anticiper te def ko benn ce sera moins coûteux et ça favorisera la stabilité politique et sociale de ce pays. Nous lançons cependant un appel solennel à tout le peuple sénégalais, particulièrement aux jeunes d'ici et d'ailleurs, pour venir accompagner le guide de la révolution pacifique, pour qu'ensemble, enfin, nous puissions voir notre cher Sénégal sur les rails du développement. Nous leur suggérons aussi de se munir d'un sifflet à la place des jets de pierre ou autres formes de manifestation. Et pour clôturer, nous vous rappelons la date de la conférence publique, sitôt annoncée par Abdallah, le 3 juillet à Mbacké Bawol, une conférence publique initiée par des petits-fils du Cheikh et dont Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sera l'invité d'honneur. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Jërëjëf Mbacké. Merci pour ce message plein d'engagement. Je vais en profiter pour citer la présence de Serigne Ahmed Mbacké et Serigne Mahfous Mbacké. Serigne Ahmed Mbacké est leader politique et chef de parti. Je m'en vais donner la parole à Monsieur Mansour Sarr. Mansour Sarr, lui aussi, est président d'association, association pour la jeunesse musulmane pour le développement du Sénégal. Monsieur Sarr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di leen baalu àq bu baax di leen baal di ñaan si yàlla yàlla boole jéggal. ñu ngi nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yëpp di ci jiital Cheikh Mountakha Mbacké hafizahullah di ko ñaanal yal na ko yàlla dolli jàmm ak wér waaye di ñaanal sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes moom it di ko ñaanal jàmm yal na ko yàlla dolli di ñaanal mbooleem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi ñëpp di nuyu suñu kilifa yi toog macha allah nga xamante ni ñoo bokk ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi waaye di ñaanal tamit général Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni yal na yàlla yokk fanat baax yokk wéra moom sag la ci Sénégal man damay wax ne modèle la exemplaire la ci jeunesse Sénégal ñëpp ñu jël ci moom ay message di xool ay jàngaleem ak taxawaayam ak engagement am ci biir réew mi ak Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni suñu waajur nit la koo xamante ni Sénégal xamuñu ko mais multidimensionnel la ci jàngaleem waaye ci taxawaayam waaye tamit ci engagement am diggante moom ak ndaw réew mi yëpp macha allah moo tax bu ñu wootee lu mel nii ñun en tant que jeunesse musulmane pour le développement du Sénégal yooyu dañuy wuyu message yu Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni nag message am yëpp njariñ la surtout ñun ndaw ñi nga xamante bi nii ñoo bëgg ëllëg bokk ci idole réew mi wala ci exemple yi nga xamante bi ñoo jiite réew mi moo tax dañuy feex am mbégte ak contentement di xool ay jàngaleem waaye di gëstu ay jàngaleem tamit nag li mu woote yëpp njariñ la waaye li mu woote yëpp engagement la pour jëmale réew mi kanam kon Sénégal war na ko mën a delloo njukkal waaye war nañ ko mën a gestu ba li mu bëgg jëmale réew mi ñun ñëpp ñu ànd ci moom ñu ànd jàppale ko
ba Sénégal mën a jëm kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci monsieur Mansour Sarr jërëjëf ci kàddu yi defe naa monsieur Sarr man ku ko xool xam ni ak coleel bi wute naag yeneen kilifa yi fi nekk loolu day montrer rek man diversité bi nga xam ne man collectif bi jël nañu engagement bi ki may jox kàddu nag doom la aussi ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñëpp xam ko ci pas ci dëkk bi mais ci réew mi mu doon koo xam ne nag ku engagé wu la sur le plan culturel mu ci def liggéey bu am solo di ko liggéeyal waajuram muy sëñ Ahmadou Mbacké bismillah. Fallou jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di yeew nuyoo bépp ci moom di sargal suñu kilifa yi toog xanaa dafa fekk ne dafa am luñ ciy sof rek du bari ndax fi sëriñ Abdou Khoudoss daanele rek dañuy yëkkati wax na ko léegi daat ne sikkim ma lakkandoo kon ku njëkk a daw dangaa ragal mu teg ci ni fépp ay metti donte ku tedd ki daf ñuy tere jàmbat waaye nag ku xam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni xam ko ci yërmande xam ko ci ni mu yërëmee doomu aadama Sénégal Afrique adduna bi yëpp moo tax mu jox ñu ndigal ñu fàttali état maanaam Abdoulaye Bodé wax na ko léegi li mu sëriñ bi cëral ci côté culturel bi moo tax dañuy porter wax ci di fàttali état ni société boobu di SODAV wax dëgg yàlla sëriñ bi dafa bëgg ñu gën a yaatal yërmande ji gën a xoolaat structure liggéey ba gën a xoolaat société bi ngir ñi nga xamante ni bi nii ay artistes lañ gën cee gis seen bopp rawatina jeunesse bi nga xamante ni bi dañuy yëngu ci ay yëfi artiste sëriñ bi bëgg na état gën a xoolaat société boobu ngir ñoom ñu gën cee gis seen bopp. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad al makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin bismillah barke borom Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di tàmbalee nuyoo yi ak ziyaar yi ci alxalifatul aam li tariqatul murida Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko naka noonu itam di ñaanal mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk diine l'islam di ziyaare kilifa yi fi teew ñëpp ñu sant Mbàkke wala Buso ak ñu mën a sant te askanoo ci njabootu Sëñ Tuubaa wala njabootu Maaram di tuub bu baax ci kaddu yi di jéggulu itam ci sama njëlbeenu kaddu ci lépp loo xam ne xam na méngoowul ak seen wàccuwaay wala seen su teggi ñi war sama diggante ak yéen man nag damay sant yàlla bu baax ci liggéey bi nga xamante ne bi sóobu nañu ci xañ na sama kaddu dama koy joyal jëmale ko ci sama mbokki universitaires yi ndax man universitaire laa damay jàngale université ma gis fa ay bokki taalibe yu bari yoo xam ne jàng nañu ba yegg fenn fi waaye am nañu complexe sax wane ne ci njabootu Sëñ Tuubaa la bokk loolu dara ci àddina jarul Sëñ Tuubaa rek la ñu am loo mën a jàng ak loo mën a xam bis dana ma sa jot ñu futti ko tegee na le jébbal la sa borom te Sëñ Tuubaa nee na ñetti fan yi bàmmeel loo fa seen lu Ahmadu loolu lay lor dong lay doon kon maa ngi leen di ñaan université yëpp ak fu ñu mën a nekk ñu jóg porter combat bi xam ne combat bi seen combat la ndax histoire du juum l'histoire se répète sëriñ bi muy jaamaaloog nasaraan yi te damay faral di wax nañ bàyyi di wax tubaab yi wala nangam armée coloniale française la Sëñ Tuubaa doon xeexal armée lëm armée bi vaincre ñoom la joor ak tout le monde armée bépp la Sëñ Tuubaa doon xeexal jënd jëm yorul jaasi yorul dara bi muy xeex ak armée boobu nag ñett fi newoon mooy ñi doon xeex ak moom ak ñi doon sot ak ñi doon seetaan loolu it ba tey mooy wéy saa bu combat amee dafay am ñoo xam ne ñoom ñooy xeex am ñuy sot am ñuy seetaan tey jii Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni
lii muy liggéeyal l'islam di ko liggéeyal sëñ Touba di ko jaamaarloog noonu yàlla yi ndax moom yaakaar naa amul noonu ay noonu suñu borom la ñooyu noonam ñi muy xeexale fi ne ak ñi koy sot ak ñi seetal képp koo xamante ne bii itam bu fekkee nga jamonoy sëñ Touba 1895 bi muy jàkkaarloog armée coloniale française di nga jàppale sëñ Touba jàpp naa ne boo fekkee tey 2001 2021 war ngaa mën a ñëw jàppale Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci bataille bi mu nekk ndax l'histoire est en train de bégayer maanaam l'histoire du changer day forme bi rek ak coloration mooy changer mais contenu bi du changer benn yoon ñettee woon Badar ñooñu ba tey jii ñoo fi nekkaat ndax li ma wax Badar moom du fi jóg seen saa saxaaba yi dañoo fekkee xare ba rek waaye ñi nga xam ne dañoo fekke woon Badar bu ñu fekke woon jamono jiitee danañ ànd ak Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci fa bataille bi ñu nekk tey képp koo xamante ne bii tam bu fekkoon ne da ngaa fekke woon Badar da ngaa defi lay ba demoo tey jii bu xewee di nga joxe ay lay ba doo bokk ci lii tey ndax man Sëñ Modou Kara du sama sëriñ yàgg naa ko wax man Sëñ Mourtala Sëñ Tuubaa sama sëriñ waaye na pare naa pour joxe sama bakkan ngir jëmmam ndax li ko waral mooy ak dëgg genn rek la dëgg amul ñaar genn dëgg rek moo am te sama bakkan ñaan naa suñu borom su ma dee faatu ndax mënumaa ñàkk faatu ma faatu ci dëgg gannaaw kon su ma séenee ak dëgg kon war naa cee mën a sóob nun ay murit lañu te duñu yem ci murit ay saadiq lañu doon nekk ay nabil kon lépp lu ñu seen muy combat dëgg danañ ca sóobu ba jeex ca tàkk ragaluñu ndax ku ragal du ñëw fii di jëli micro man intimidation yu ne dama koy dégg wax yu ne dama koy dégg waaye kenn mënu maa xupp kenn mënu maa nag maa sa baay ay murit lañu ci liñ judd kenn mënu maa nag sëñ Modou Kara engagement yi ma ci jël wax naa ko ne ko dama la woon kanam te du ma la woon gannaaw mukk ci àddina ndax sëñ Touba gi bi dund tax sëñ Touba ne ci xol bi moo ne ci xel mi moo ne ci róog yi moo nekk féppam te loolu ku ko xamul rek yaa koy sikki sàkka waaye ku ko kotuwaaye ñaari fan di nga xam ne sëñ Touba mooy daw ci deretam ji ba jax tàkk te ku jaxasoo ak moom di nga xeeb sa bopp di nga xeeb sa bopp ci na nga jàppe woon sëñ Touba na nga ko gëmee woon ak fan ko tegoon di nga xeeb sa bopp bu baax a baax a baax bu dee daal tay bii ngi ci yow ndax moom sëriñ bi lay dund ci zahir di ko dund ci baatin te képp koo xam ne sëñ Touba ñor na la laa wax xaw ma ne ku sëriñ bi ñorul ak ku sa sëriñ ak foo mën a bokk soo jaxasoog sëñ Modou Kara di nga gën a gëmaat sëñ Touba di nga gën a wegaat sëñ Touba di nga ko gën a waggaraat kon nañu xam ne ñun les universitaires bataille bii ñoo ci war a njëkk ndax dafa am benn philosophe boo waxoon ne il n'existe rien de juste ou d'injuste qui change de qualité en changeant de climat kon li ma waxoon lay démb rek mooy tey ba tey borom daaru la taxoon bi sëriñ bi ne kàkk mook tubaab yi mu ne ci ginnaaw sëñ Touba loolu war naa tax rek bor boobu ñu fay borom daaru war naa tax ñu fay ko tey sëriñ bii muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndax ñun murid yëpp amel nañ borom daaru bor murid bu sukk jébbalu amel nga borom daaru bor te ci l'islam dañoo wax ne bu fekkee da nga amee nit bor mu faatu wala ji mu jóge fi da ngay seet ay waarisam nga fay leen mooy ñi nga xam ne ñoo ko doon tey kon bépp murid bu gëm ne borom daaru amel nga ko bor ndax bi sëñ bi demee ci géej gi bu fekkoon borom daaru néew fi woon sëñ Tuubaa mën naa ñibbisi waaye du fekkaat benn murid ci kaw suuf ndax boobu tubaab yi génn ay décret wax ne képp ku seen ab murid loo ci jëfandikoo ci lu ñaaw dara du la ci fekk ñu war leen a persécuter di leen duma di rey ñu bari bu ñu xamee ne am murid nga ñu bàyyi ba gudd nga ñëw lakk sa kër aw jiwu sax bu ñu ko doon séddale bu ñu xamee ne yow am murid nga ñu jox ñëpp aw jiwu tëb la borom daaru fanaan na fu ne ak njabootu sëñ Touba gi ngir téye la flambeau ngir bëgg sëriñ bu ñu bisiwaatee fii ndax amoon na yàqin ne sëriñ dina dellu si waat bu ñëwaatee lam fi bàyyi woon xat du ci dam kon ñun bu ñu nekkee ay murid ba tey war nañ ko sant borom daaru waaw kon lan moo tax tey jii man fekkoo ma 1895 ba bataay romb na bataay bii nga fekk nga xam ne moom mooy sama jamono ci lay dugg man ba jax tàkk loolu mooy wan ne su ma fekk 1895 noonu lay def Badar noonu lay def kon nag conscience boobu lañ war a am bañ a jàpp ne rek yëf yi dafa jeex déedéet yëf yi dara jeexul lépp day répété waat te damaa waxoon bis ne Ahmadou mais buñ gëmee ne mooy Ahmadou mii Ahmadou mais bu dee gëm nañ ne mooy Ahmadou mii war nañoo gëm ne noon yee ñooy noonu yii classe pour classe calibre pour calibre ndax Sëñ Tuubaa la ma waxoon mooy dafa wax ne suñu borom keroog bañ ko sàllee ci géej gi yaa rabbi inna a'daa'i wa ahdaaka alxuuni fil barri kama alxaw xalilaka fi naari wa xaatata xaybi yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima yow suñu borom sama noon yi di sa noon yi nga Sëñ Tuubaa ku ko noonoo yàlla nga noonoo inna a'daa'i sama noon wa ahdaaka di say noon
kon képp ku noonu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké damaa jàpp ne yàlla nga noonool sax au delà de Sëñ Touba moom nga def moom nga dëkk moom nga defam noonu te li ma wax rek gàcce rek nga ciy jële gàcce rek nga ci jële ndax moom li wértóor mooy li ko Sëñ Touba sant dana ko def kenn mënta dox diggante moom li ci am solo nag mooy nga sóobu ci bokk ca ña nga xam affiché woon nga bokk ca porte étendard yi bokk ca ñu yoroon xëy je te xëy ji yu njëkk yi ak xëy ji léegi yi bokkul xëy ji njëkk yi da nga daan dem defari arme muy ay weñ mais xëy ji léegi nag ay conscience la ak communication moo ne daan la daan donner et de recevoir war Sëñ Touba teel na comprendre loolu wax ne inni jaahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan hadiman wa huwa al muhayminu shahidu. Certes, je fais la guerre sainte, mais ma guerre n'est rien d'autre que la crainte révérentielle et la science. xam-xam ak ragal yàlla la ñuy guerre xam-xam nag dafa laaj ak xereñ li ñu def ci la bokk muy communication parce que nit ñi léegi kenn ñimeetu la wax léegi ku wax sax ñu ne yéen ay sëriñ ngeen dem leen toog fële sëriñ lu muy tekki yow da ngaa dem sa kurus rek di ñaan ak a jooy. al islaamu diinun wa dawla l'islam nekk ne état nekk diine en même temps yilif lu bëree bëri ci àdduna dem ba Andalus tey fii ñuy wax tey Espagne yilif lu bëri ci Moyen-Orient yilif France ba ñu ne fa Charles Martel jëlee Seydina Omar nekk amirul mu'minina nekk président de la République am baytil mal am lépp mais pourquoi tey ju bëgg a jël marabu yi tege leen ne mel ni yéen bokku leen ci àdduna ay kurus ngeen war a yore on dit non loolu ay naxe la on dit non ay naxe la il faudra que yéen kilifa yi yéen encore ma indexé leen ngeen jël seen responsabilité ci réew mi bu leen bàyyi kenn ay yaanaamaar ak i naq sax nag ñuy wax à votre place non 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 seen maam tojul fenn ñoom te yéen seen maam jaloore joo def na ko ci réew mi bu leen mujj pësëg mu réer borom daaru fa mu war a taxaw dafaa taxaw Sëñ Tuubaa foo maam Cheikh Rafal kenn ku dafa taxaw dafa war a taxaw kon bu leen bàyyi ba na gën a si tey ñu bëgg leen a gëmloo ne yéen waru leen a bokk dans la chose publique bu ngeen ko bàyyee ñu récupérer ko ndax la chose publique aw yat la benn da nga koy yor di ko jëfandikoo ci njub wala nga bàyyi ko keneen yor ko di ko jëfandikoo sa kaw ci ndëngte te doo ci mën dara réew mépp li ñu fay jooy c'est parce que tout simplement instant de décision yëpp ña fa war a ne ci ay nit yi diine dañ faa nekkul ay saay-saay ne fa ak i naafeq ak ay taalibe tubaab yi ñu jël ba tey ay loi ak règlement di ko tekki suñu kaw te mënuñ ci dara loolu nag loxoo koy dindi loxo il faut que ñu sóobu loxoo koy dindi mooy fépp foo xamante ne bii dafa laaj loxo pour loola deñ te message boobu bu ngeen comprendre rek kenn descend su message Cheikh Ahmadou Kara Mbacké loolu la mooy fexe ba réew mi di dox ci bëgg-bëggu Sëñ Tuubaa te loolu rek ñu tardeel nag mënoo am ku toll ni Sëñ Tuubaa doo ko jàngale ci université yi doo ko wane ci télévision yi benn loi boo xam ne dafa inspiré wu ci njàngale Sëñ Tuubaa amu fi lépp ci ay Marx ay Lénine yu kenn xamul ñoo xam ne sax fañ dëkk sax fa déglatuñ leen ñun ba tey ñu ngaan di seen kaw je pense que loolu dafa war a cesser dafa war a arrêter et c'est de mon point de vue foofu la bataille bi nekk kon nag ki nga xam ne moo osé porter ko ndax moom Sëñ Tuubaa defal na ko lépp li muy def lépp ngir ñu la tax ak suñu doom yi suñu génération yi ñëw ak bu jàkkaarloog Sëñ Tuubaa xamal ko ne ko def nga la war waaye may def naa la ma waral kon nag ku ne def leen war maa ngi jégalu wasalaatu wasalaam ala rasulillah. Merci professeur Niang, merci pour ce discours plein d'engagement, mais un discours aussi pédagogique. Donc on va terminer, disons, les orateurs en donnant la parole à Sëñ Mahfous Mbacké, qui est le coordinateur des collectifs. La grâce est extérieure, dans le préjudice est parti, l'abandon est arrivé. jërëjëf aouzu billah bismillah inna waliyallah alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana huda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina walil wali
في بداية ملاحظاتي أود أن أصلي من أجل إطالة عمر الشيخ محمد المنتقى المكي خليفة العام للطائفة المريدية، وكذلك جميع الخلفاء العامين الآخرين الذين يعملون من أجل الإسلام. هذه الكلمات تأتي من الشيخ محمد المحفوظ مبكي ابن الشيخ أحمد الكرام مبكي النوريني ابن سيدنا عثمان مبكي النوريني. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbacké mi nga xam ne moo jiite mu li ñuy tuddee tariqatul am di taifatul muridiyya ak ñi nga xamante ne bii ñooy yeneen xalifa yi nekk ci réew mépp ñi ki leen nuyu nag muy Cheikh Ahmadul Kara Mbacké Noreyni moom mi ñu fi tax a taxaw ak di ziyaare mboolem kilifa diine gu ne ci réew mi ak bitim réew ak ñi fi teew ñëpp amul xàjj ak seen te woote bii ñu woote ñuy sant ñi nga xamante ne bii ñoo ñu wuy si moo xam mbokki réew mi moo xam journaliste yi moo xam kilifa yi fi teew yëpp te bokk ak ñun pas-pas di pas-pasub l'islam di pas-pasub Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di pas-pasub Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. lenn rek moo tax a jóg jotaay bi mooy ànd booloo borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy leen ci buumuk yàlla gi bañ a tàqalikoo. kon nag bu fekkente ne dañuy préparer combat boo xam ne l'islam yëpp ñoo ko bokk génnul l'islam mooy li Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekkoon ba tax ñu génnee ko fi ànd ak ñoom mu ànd ak tubaab yi ñu yóbbu ko mu def exil yi mu def ñëwaat loolaay doon continuité ba ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni te la woon démb mooy doon tey comme ni ko professeur ñaa waxee comme ni ko Cheikh Abdoul Khoudous waxee comme ni ko Serigne Ahmad Mbacké waxee. Au nom de Dieu le miséricordieux le très miséricordieux, que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais à l'entame de mes propos prier pour la longévité de Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, ainsi qu'à tous les autres khalifes généraux qui œuvrent pour l'islam. Ces propos venant de Cheikh Mouhamadoul Mahfouz Mbacké, Ibn Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, Ibn Seydina Ousmane Mbacké Noreyni, s'adressent aux musulmans de tous bords, mais particulièrement aux gens, des joyaux, des cordons précieux à la jeunesse et aux adeptes des tariqa mourides, Tidjane, Layen, etc. Dieu demande à tous les musulmans dans le Saint-Coran de s'accrocher tous à la corde divine et de ne pas s'en séparer. Nous sommes tous des êtres humains qui partagent les mêmes ancêtres, Adam et Ève. S'ensuit que ce Dieu qui nous a amenés sur cette terre par des parents différents, l'un des autres. Et c'est lui qui a fait qu'on partage actuellement le même pays. En plus de cela, nous partageons le sauveur de leur rempart, Serigne Touba, qui a reçu le grade de Khadim Rasoul du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a réuni tous les wirds des différents tariqas, un seul dénommé, wird al-ma'khuz min Allah tabarak wa ta'ala bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers concitoyens, sachez qu'il est très difficile de séparer le spirituel et le temporel. Vous qui êtes des musulmans sénégalais, s'il y a une quelconque différence entre nous, ce n'est rien d'autre que le décret divin auquel le Cheikh nous a ordonné de croire, quelle que soit la personne qui l'incarne aujourd'hui, force
est de constater que c'est Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni qui incarne cette destinée. Je vous invite tous à faire bloc derrière lui pour que nous puissions réussir ensemble cette mission. Quant aux dirigeants de l'État, je les invite au plus haut sommet de prêter une oreille attentive à sa pensée, à ses suggestions. Et j'en profite pour partager ma pensée pieuse à tous ces détenus qui sont dans les prisons et aux nécessités. Je demande aux autorités d'avoir plus de clémence à leur égard. À vous les jeunes, je vous exhorte plus de respecter aux aînés et à ces derniers plus de considération pour leurs cadets. Je ne sous-estime personne, mais je vous demande d'accourir vers cet océan de générosité. Cependant, pour ce qui est de l'intimidation ou de la machination envers le guide de la révolution, qu'ils se rappellent de Colomb, car ils étaient plus puissants et plus dangereux face à celui qui détient ici-bas et dans l'au-delà le secret divin. Ahmed ibn Mohamed ibn Habiballah al-Mbaki. C'est le même combat et ce sera le même résultat. Rappelez-vous que Serigne Touba est plein de miséricorde pour toutes les créatures. Donc, faisons un cordon d'honneur derrière Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni pour plus de stabilité et plus de développement pour le Sénégal. L'Afrique ne doit aucunement oublier que c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a démantelé l'administration coloniale. Et c'est ce qui explique cette belle citation dans Mouahibou. Qad fakka kabla, qad batha fadla, faddurru wallah. Quand le carcan est brisé, la grâce s'est installée. Quand le préjudice est parti, l'avantage est arrivé. Que la paix soit avec celui qui suit le droit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.